salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii ci Géoul TV ak émission bi ñuy wax gindi askan wi tey nag ñu ngi ci dalal doomi Géoul ñuy wax ñi nga xam ne Géoul lañ sosoo dëkk Géoul yaroo Géoul di sunuy naataango yoo xam ne ñi ngi nekk bitim réew kon Diagne ma jox la nga présenté leen. waaw merci Alla. comme ni nga ko waxee rek tey dañoo am privilège vraiment ak kontaante dalal Géoul diaspora. Géoul diaspora nag mooy képp Géoul waa boo xam mi ngi si bitim réew dëkk Géoul juddoo fi wala nga nekk Géoul waa de cœur n'est-ce pas. nekk Géoul war fas yéene bokk si participation Géoul léegi nag tey ñu war fay dalal kii sama ndeyjoor mooy Seydina Alioune c'est le vice coordinateur ak Ousmane Kane ñu gën koo xam si Oussoudia mooy itam mu bokk si membre bureau Géoul diaspora boobu mais comme ni ñu koy wax tungu di teew ñuy nataal dañ leen jox ñoom ñaar ku nekk présenté wu wax fi nga toll si maanaam li nga occupé si Géoul diaspora waaw ñu doog a dugg si biir question feu de question alal. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku Géoul yi ñun ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi leen di sant di ñaan tim waxtaan bi nekk waxtaan bu am solo. di ñaan di mu fekk leen yéen ñëpp ci jàmm fekk leen ci salaam mu nekk waxtaan boo xam ne si nii lépp loo xam ne si nii Géoul diaspora yéeneen ko si waxtaan bi ak ñi mu àndal rek pour jàppale Géoul lépp rek suñu borom daal di koy mën a leeral ci waxtaan bi man nag maa ngi tudd Alioune Dieng waaye nag dañu wax àllarba wala Alla Dieng juddoo mu ma Géoul jàngee fii léegi nag yàlla def nag mu bokk ci diaspora bi maanaam ma dem beneen réew di fa daan sama doole. waaw man ci Géoul diaspora bi man maay vice coordinateur bi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp kële nag di sëñ Ousmane Kane moom moo nekk coordinateur bi xam naa moom nañ ko jox moom te mu nuyoo incha allah ñu doog dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di ziar sama mbokk yi toog nii man maay Ousmane Kane ñu gën maa xam ci Oussoudia di coordonnateur Géoul diaspora comme ni ko ñoom sëñ Alpha décrire muy mbootaay boo xamante ni si maanaam boole na bépp doomu ngumba fépp ci àdduna bi waaw xam naa kon man maay coordonné xam na activités yi nga xamante ne si ñooy am yëpp yoo xam ne xëy na dinañ ci dugg ci détail man nag dëkk bi fi laa fekk baax dëgg yàlla fi laa jànge tamit waaw moo tax muy dëkk boo xamante ne si moom rek lañ am moom rek lañ am maanaam lépp loo xamante ni si dañ koy def ak a xalaat luy jëmale kanam ab dëkk maanaam ñun suñu xam-xam ak suñu lépp ci fii lañ koy yemale bu ko defee wax dëgg yàlla dëkk bi mën a avancé damay bàyyi xam naa ne naataango yi dugg ci waxtaan wi su ko defee ñu mën a développé. waa dëgg la loolu am na solo kàddu yi nuyoo yi am na solo ñu gis ne Alla ngeen ne Géoul diaspora ban année ngeen commencé taxawal boobu association. waaw Géoul diaspora nag ren jii moom lañ ko commencé taxawal. ñi ko commencé taxawal ci weer bi ñu génn sax lañ mën a wax. donte nag mën nañu sax weer bële. waaye ba léegi dafa nekk loo xam day doon di judd. ndax li tax ma ne day doon di judd mooy day doon di taxawaay boo xam ne si ni ci la ñu ne la ñuy boole diaspora bi yépp ci benn association. association boobu nag bi ñu ko taxawalee ñu falal ko bureau. bureau bi tim bi ñu ko taxawalee nekkuñu ne dañoo yem rek ci benn dëkk déedéet. diaspora bi boo jënnee Sénégal la. pour ñuy gën a leeral rek ci lañ ci jublu. ba ngay dem ci àdduna bi foofu doomu Géoul mën a nekk. wala ku bëgg Géoul. koo xam ne si ni maanaam gis na boppam ci ngumba. ñun ñu ngi koy tàllal loxo. ne ko dañoo bëgg fépp te tàllal loxo bi mooy. jël indi ngumba. jàll muy defar ngumba jàppale ngumba ci bépp fànn nag. bàyyiwuñu benn fànn ne ku ne dañoo attaqué bii bàyyi fii dañ koy defandoo lépp rek incha allah ci bépp fànn. ci la ñu taxaw mais ren jii. ci la loolu taxaw. mais nag it nañu xam ne mbooloo mu takku la ndax adduna bi yëpp la ñu wax. donte man ak sëñ Ousmane rek la yàlla def heure bii. mu fekk ñu fii ci waa bureau bi fii ñu nekk nii. ñu war fi mën a toog nii waaye mbooloo mi macha allah. dëkk Europe yi. dëkk Afrique yi. Asie
fu ci nekk rek ak Amérique fu ci nekk rek am nañ fa ay doomu géwél yoo xam nekk nañ fa ñoo xam ne géwél rek moom moo leen ñor ñu ñëw bokk ci lii koy doxal ndax usu comme ngeen ne yéen a ngi koy doon taxawal ndax mën nañoo xam ñaata membre ñoo bokkagul ci loolu. waaw comme ni ko sëñ Alla waxee c'est-à-dire que maanaam dañoo def lu ñuy wax fédération association la dañoo fexe ba dëkk yi nga xamante ne si ci àdduna bi doomi ngumba yi ña nga fa maanaam nga jël Italie ay Toscane ak Pescara dëkk ya fa nekk yëpp jël Espagne xam naa après sëriñ bi dina ko détaillé sax jël Espagne jël États-Unis jël Turquie Grèce jël Argentine Brésil jël France dëkk yooyu ñooy dëkk yi nga xam ne ñoo ne ci àdduna bi Asie am na tuuti waaye ñu ngi ciy liggéey ñooy dëkk yi nga xamante ni si doomi ngumba yi ñu ngi fa ñoom ñëpp ñu yónnee leen ay formulaire yoo xamante ni si dañuy bindu ba ñu xam fu ñu dëkk ak seen tur ak seen sant ak seen lépp ñoom ñëpp ñu def ko ba fi mu toll nii daanaka ñu ngi ci aux alentours de 231 géwél waa yoo xamante ni si inscrire nañ te nekk foofu yëpp ci àdduna bi léegi ñu dajale leen ci seen association dëkk tey jii France dañuy am benn association boo xam ne géwél diaspora France lay nekk bu dee Italie tamit ñoom puisque Italie dafa bëri ay doomi ngumba yu bokkul ci ay gox yu bokkul ñoom gox bu nekk dañuy am tamit benn association bu fa nekk boo xamante ni si day dajale boo géwél diaspora lay nekk waaye ji géwél diaspora Toscane géwél diaspora Pescara ak yu demee noonu boo jëlee Argentine ak Brésil dañ leen a boole boo jëlee Turquie ak Grèce dañ leen a boole léegi boo jëlee Afrique bu ñaan Afrique nag moom mooy en dehors du Sénégal tey dëkk yi nga xamante ne si ñoo ay Côte d'Ivoire yu demee noonu lu tax ma wax Côte d'Ivoire ndax moo fa ëpp géewul waa ci Afrique ñu recensé leen ñoom ñëpp ci ay association yooyu yëpp nag dajaloo léegi bootu ci ginnaaw benn association bu mag bu ñuy wax fédération géewul diaspora fédération géewul diaspora boobu nag man lay coordonné moom sama mbokk mi di àll moom la moo nekk coordonnateur adjoint bi su ko defee ñiy liggéey ci ñaari pàcc bu njëkk bi mooy liggéey suñu biir ñun ñi bokk ci fédération bi maanaam association affiliée yi ak fédération bi ci ban fànn mooy ci jàppalante ci déggante ci xamante tey jii doomu ngumba mën naa jékki-jékki dem Argentine wala dem benn dëkk mën faa tumuranke waaye bu demee ba fay tumuranke dinañ ko xamal ne ko géewul diaspora ma nga fa su ko defee su àggee ñooñu mën nañoo lépp loo xamante ni si war na ci dimbali ko dinañ ko def tey jii France léegi boo fa ne cëpp maanaam di doomu ngumba am nga droit daan ne est-ce que ay doomi ngumba ngi fii ñun la waaye géewul diaspora ngi fii su ko defee ñu téléphonante jéem a organiser wu ba taxaw la taxawul suñu diggante boobu mooy benn partie bi beneen partie bi moom mooy dañoo dajaloo nag ngir fexe ba suñu dëkk bii maanaam dans le domaine de la santé dans le domaine de l'éducation ak yu bari ñu fexe ba tey jii doomi ngumba bu bëgg a faju bi yomb ko doomu ngumba bu feebar du tiit naan damay dem beneen dëkk ndax dina am matériel moo tax ñu bëgg liggéey ndox hôpital bi ba jëpp ko équipé lu ñu mën rek su ko defee faju bi yomb fii ba pare nekk loo xam ne ku ko bëgg di nga ko mën a jotee maanaam mu nekk lu accessible wàllu éducation bi tamit am liggéey bu bari boo xamante ni si tamit dinañ ko ci def de telle sorte que but bi mooy boo liggéey boo amee doom bu màggee doone naa ko yóbbu Dakar wala naa ko yóbbu France wala naa ko yóbbu fee mu jàngi danga naan mën naa jàngee ci ngumba gi ba tubaab ñee ko keneen ñee ko waaw loolu tamit liggéey la boo xamante ni si mën nañ ko def yéen a ngi nii di liggéey ci wàllu aar tey jii maanaam yéen ay doomi ngumba ngeen yi def ngir ngumba avancé tey jii géewul diaspora mënoon naa am benn sëñ Aline wala kenn koo xam ne mi ngi fenn ci àdduna bi am ay partenariat wala ay relation yoo xamante ni si mën nañ ko aider pour mu développer communication géewul su boobaa kooku tamit maanaam bu dee sëñ Aline la du ñëw rek daal ne kaa leen ma jàppale leen puisque ci diaspora bi la bokk day jaar ci géewul diaspora am na ay doomu ngumba yoo xam ne tey jarul may leen di lim am na ñoo xam ne indi nañ fi ambulance am na ñoo xam ne indi nañ fi machine échographie am ñoo xam ne indi nañ fi yeneen ak yeneen ñun ñi defoon nañ fi ay opération diabétique waaye soit day nekk ci suñu turu association bopp wala mu nekk ci suñu tur indi nañ fi ay livre waaye léegi nag maanaam même man mii ñemeetuma fi indi livre ci sama tur ndax léegi ci diaspora bi laa bokk lépp loo xamante ni si ay activité la mu bàyyi ko ci man mu bàyyi ko ci suñu àll mu bàyyi ko ci 231 personnes yi ñu tudd day jaar ci géewul diaspora muy mbooloo dajaloo ngir gën a mën a am doole ñoo xam ne lépp lu ñu fi def rek
ay doomi ngumba ñoo ko def. diaspora bi nag lu tax presque ñëpp ci lañ bokk. mooy yow tey jii boo jékki-jékki woon dem Gambie nekk fa rek yaa ngi ci diaspora bi. waaw looloo tax tey jii maanaam au-delà de toute appartenance politique wala boog religieuse. ñun dañoo transcender loolu maanaam dañoo génn ci kaw loolu. maanaam tey mënuñoo bokk ci parti politique boo xam ne dañ koy fésal. mënut a nekk mënuñoo wane ci tarixa buñ bokk. mënuñoo def loolu li ñuy def rek moom mooy képp koo xamante ni si tey moo xam maire nga yaa ngi ci dëkk bi. di liggéey nekk ci collectivité territoriale. ñun bu dee da ngay liggéey pour ngumba dañ lay jàppale képp koo xam ne médecin nga. yaa ngi ci hôpital bi di liggéey pour ngumba dañ lay jàppale ak koo mën a doon boo fi jógee keneen ki fi ñëw. ak fu mu mën a bokk. bu dee ci ngumba lay def. dañ koy jàppale. moo tax nous sommes une organisation apolitique. maanaam mënuñoo bokk ci benn parti politique. waaw comme ni nga ko expliqué. xëy na peut-être def nga jeunesse bi. def organigramme bi ni mu demee comme cellules yi nekk si yeneen dëkk yi. waaw kon mën nañu dugg rek ne par exemple objectivité comment commencé ngeen ko walaal. mais exactement lan mooy seen priorité pour Géoul pour l'instant. waaw day am solo lool sa question bi nag vraiment moom moo gën a am solo wolof yi ñoom ñoo ñu tegal premier objectif maanaam langue wolof boo ko dee wolof yi dañ naan la xanaa bala ngaa wax dara sax da nga koy tàll. lu waaye di ñaan nañ njëkk a wér-gu-yaram. ndax ñu ne la wér-gu-yaram. koo waxal danaan la ah nit de am na alal ju dul jeex waaye kaasu meewu du ko si mën a naan. loolu nga xam ne loolu ñun déjà rek moom moo ñu fëgg te ñu ne ñun suñu dee taxaw nañ njëkk a def ci santé. waaw nañ njëkk a ciblé santé. ciblé santé nag nekkul ne da ngay ñëw daan ne déedéet damay def léegi benn hôpital. damay def léegi benn clinique. damay def léegi opération tel damay def une opération tel. am na lu fi nekk. ku ne xam na ko. poste de santé bi mi ngi fi. te kooku mi ngi dimbali nit ñi. léegi nag li ñu daal di ko mbét. te ñu ñaan yàlla nañ ci yàlla jàppale. mooy gën koo équipé. waaw li fi nekk da nga koy gën a équipé ndax nag bi nga yor ko néew. benn bañ bi nga yor. da nga ko war a socc ba mu weex tàll. nga doog a lijjanti beneen. loolu yóbbu ci ne. suñ ko équipé bii fi nekk néew. le temps ñuy mën a am leneen. te yàlla na ñëw ndax kat kuy ñaan da ngay ñaan lu bari ñëw. képp koo xam ne feebar nga. feebar boo xam ne dañ daan évacuer feneen. kenn du la évacuer ngay yem fii si dëkk bi. di fi faju loolu mooy objectif bi nga xam ne si nii. mooy suñu objectif bi nga xam ne si moom lañ jiital. ci objectif yi. comme ni ñu ko waxee tamit xam nga ni ku ne ku wax tamit dund ku wax sax société. foog nga wax nag éducation. parce que nag mooy base bi nag. parce que même nag poste de santé boobu ngay wax. boo liggéey ña nga xam ñoom ñoo fay nekk ba pare xarala ci école bi la ñuy jénne. ci daara yi la ñuy jénne. éducation tamit nekkul ne dañoo ciblé rek. mais dañuy yem ci biir éducation bàyyi ba ca des. lépp loo xam ne nit mooy xam-xam boo xam ne ni am na solo yitteel na doomu aadama. incha allah doomu aadama boobu daañ yëngu ci xam-xam boobu. maanaam daan éducation bu ñu ko dee wax yemale wuñ ko ci bii wala bii wala bii lépp rek képp koo xam ne ni maanaam xeetu xam-xam boo mën a yor te muy bu baax. incha allah ñun bëgg nañ cee def. mu ci école bi mu ci daara ji mu ci xeet yooyu yëpp daal. yooyu daal nekk na yi nga xamante ni ñu ngi koy ciblé. ñi nga xam ne ciblé nañ ko tey ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ci ndam lu kawe kawe. te it ñu ngi ñaan it képp koo xam ne si ni maanaam ne am nga ci. loo xam ne si ni aw yoon la. nga jàppale ñu ci yoon woowu. jàppale gi nii jàppale nag du taxit ñun ñu ñëw dugg ci benn parti politique dafa def lii wala lee. waaye képp koo xam ne jàppale nga ñoon bu ñuy sant it daan la boole ca ñuy sant. ndax nag loolu moo waxuma ko. yàlla moo ne képp koo xam ne doo gërëm nit ñi. yow kon doo gërëm yàlla. léegi nag loolu tamit dafa jar a bàyyi xel ñu koy leeral. nit ñi xam ba bu ëllëgoon tey ji bu ñu toogoon tey ji nit def fi dara. incha allah bu ñu amee occasion. wax ko dañ koy wax. ba nga xam ñëpp nañ ko dégg xam ne kii kat moo ñu jàppale ci lii ak lii ak lii. waaye daal na ngeen jàpp ne. santé moom ñor nañu lool. macha allah ndax ñun ñoo choisir dëkk Ngumba. donte na fi la ngeen ay àdduna waaye nag ñoo choisir dëkk fii. ñoo choisir mu nekk suñu dëkk. ñenn ñi nga xam ne si ni liggéey moo leen bàyyi ci beneen dëkk ñoom dañoo choisir ñoom it ne Ngumba mooy seen dëkk. kon nag ñoom ñëpp rek li nekk seen xel mooy fii fexe ba képp fi am ci yooyu ma lim sànq. képp fi dëkk doo am ci yooyu suñu borom nag mooy def suñu borom daal néewal jafe-jafe yooyu nga xam ne moom moo doon am ci loolu. waaw. li ma bëggoon laajal rek mooy récemment Ousmane. gis naa ñu publier
benn appel d'offre bu jëm si centre de santé bu ñu war a tabax. loolu nag maanaam yéen est-ce que vous êtes au courant de ça wala boog. jox nañ leen occasion ngeen participer si voilà. effectivement centre de santé gis nañ ne centre de santé bi nga xamante ni si maire bi mi ngi koy piloté. lire naa aussi document bi gis ne effectivement gis nañ ci benn association boo xamante ni si aussi mi ngi ci liggéey. muy association pour le développement de Géoul. mais xam nga ñun ñu ngi ci genèse ñun ñu ngi ci. voilà ñu ngi doog a juddu. maanaam. tey jii xam nga man mi wax ak yow rek am na association bu tudd Sourire d'Espoir. activité yi may def ngumba yëpp léegi mënatuma ko defee ci turu Sourire d'Espoir parce que di dugg ci diaspora bi. tey jii association pour le développement de Géoul boobu nga xamante ni si. mooy association bi ñu sélectionné. pour projet wu au centre de santé bi am. tey jii bu fekkoonte ni si dañ ko doon defaat. association boobu maanaam moom ci boppam day liggéey pour diaspora bi puisque association bi membre yi kon constitué ñu ngi ci diaspora bi c'est-à-dire que maanaam mënoo nekk ci diaspora ba pare daane bokkuma ci puisque ba nga ci nekkee rek daanaka nga bokk ci diaspora bi moo tax effectivement association buy mën a liggéey ci ngumba rek tey doomu ngumba nekk ko daanaka ci turu diaspora bi lay jaaree léegi nag lii nii c'était avant moo tax effectivement ñu ngi koy rafetlu bu baax wax dëgg yàlla gis ne effectivement autorités yi nga xamante ni si ñooy autorités locales yi nekk ci dëkk bi gis nañ ne taxaw nañ ci parce que bu projet demee ba àgg ci appel d'offre rek yaakaar naa ne xëy na li ci des bareetul waaye comme li ko sëñ Alla waxee xam nga tey jii ñun duñ ne noonu nañ ñëw tabax bâtiment bii nii fekk ñu ngi judd déedéet waaye ci biir association ci biir fédération bi ñu nekk nga xam ne ñëpp la làmb am na ci ay intellectuels yu bare bare am na ci ay hommes d'affaires am na ci ñoo xamante ni si ay borom jom lañu am na ci ay kilifa am na ci suñuy papa yaa ngi ci ñu fii ñoo xam ne ba ñu tukki kenn xamul kat ñoom ñëpp ñu ngi ci dañu xelal waaw ñoo ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañoo bëri ay partenaires tey jii yow mën ngaa ak ku mu mën a doon mën naa tabax centre de santé bu mag jékki-jékki benn machine buy def IRM wala machine boo xamante ni si échographie lay def wala machine boo xam ne hémodialyse lay def ñu soxla ko te su boobaa lu mel ne fédération bi mën na koo indi man maa ngi fàttaliku ça fait plus de yàgg na lool ma doon waxtaan ak l'ancien premier ministre mooy Boun Dionne bi ñuy wax ci hôpitalu Diamniadio bi dafa ne hôpital Diamniadio bi tabax nañ koo pare mais ñun li ñu soxla mooy ñu fexe ba am ay partenaires yoo xamante ni si ñooy équipé maanaam hôpital bi fu mu mën a jugee ñun dañuy nangu parce que day tax ak hôpital bi maanaam plateau bi relevé donc centre de santé bu bees beet ak lu mu mën a développer dina soxla loolu noonu moo tax effectivement lu ñu fi mën a créer rek maanaam su fekkee ne ñun diaspora war nañ ci mën a taxawu dara dañ ko war a taxaw tey jii maire bi mi ngi liggéey pour dëkk bi leer bu fekkee ne diaspora bi am na fu mu mën a jàpp dëkk bi gën a leer gën a am sécurité da ciy jàpp xam nga maanaam c'est vraiment dans tous les domaines te xëy na tamit li ñuy yombalal liggéey bi moom mooy ci biir diaspora bi boo leen ko waxee gëm leen ko bëri na ay nit ñu wuute ba pare ami qualité yu ci ne moo tax ci biir diaspora bi tamit am na lu ñuy wax comité de réflexion maanaam benn groupe la boo xam ne dañ ci boole doomu géwul yu bari même yéen tey jii bu ñu doon wax ci wàllu communication biir ngumba soxla leen dañ leen ñaan na leen est-ce que mën nañ leen a récupérer une semaine de réunion virtuelle dugal leen ci comité de réflexion bi ngeen xalaat wax ci li nga xamante ni si moo xew ci ngumba ci wàllu communication ak lu ci mën a def ñu waxtaan ci ba pare après ngeen génn ci groupe bi dem ñu jël seen xam-xam boobu jëfandikoo ko ce qui veut dire que yéen ñii ci ngeen bokk maanaam doomi ngumba yëpp c'est le peuple de Géoul ñoo tey dajaloo ni suñu dëkk dafa war a avancer suñu dëkk dafa war a dox yàlla nag moo def dëkk bi am avancement naturel boo xam ne yàlla moo ko def yàlla moo def tey parce que ñun dëgg yàlla ba ñu nekkee xale ba léegi gisoon nañ ba Géoul demee ba nekk ville ak ni Géoul amee jëloon ay bitig def ko collège lu gaaw mu daal di collège ba daal di am Géoul jékki-jékki ne am lycée maanaam diggante bi muy am collège ak bi muy am lycée maanaam ak léegi boo xoolee nombre d'élèves yi nekk ci collège bi ak ci lycée bi da ngay gis ne dëkk la buy màgg gu gaaw loolu xëy na parce que mag ñi fi nekk la ak yooyu waaye loo ci mënti dégg avancement naturel boobu
ñun ñi dëkk ci dëkk bi nga xam ne bu dëkk bi yàqoo ñun ñoo ko yëg bu dëkk bi baaxee ñoo ko yëg ñun kenn waruñu caa jiitu. waaw il faut ñu gis ne ngeen ne Géoul Diaspora mel ne da ngeen ne seen biir wax boo génnul rek boo génn rek bokk nga ci. ndax am ngeen membre yoo xam ne du ñu génn dana ci bokk ñoo xam ne dañuy basé wu Géoul ñoo xam ne dana mën a bokk ci liggéey bi. waaw xam nga lu wàññi boo gis day tàmbalee ci benn. fu mu toll nii ñu ngi tabax. maanaam association yi nekk ci réew yi. comme sànq lim naa fi ay réew yu bari yoo xam ne. ñu ngi leen di accompagner. pour ñu structurer wu foofu ñu nekk noonu. ñu parce que xam nga association ak dëkk bu nekk association ba nañ koy bindee statut yeeg yooyu. loolu day xaw a jël temps. ci loolu la ñu nekk. léegi bu loolu wee ba nga xamante ni si yooyu yëpp taxaw na ba fédération bi taxaw liggéey bi tàmbali. effectivement fii dafay am association boo xamante ni si mooy représenté Géoul Diaspora. su boobaa nag. képp koo xam ne doomu ngumba la bëgg ci bokk rek daf ci daal di bokk parce que tey jii bu fekkente ni si dañoo war a def piloter benn projet boo xam ne fii lañ koy defee. ñi nekk fii ñoom ñoo koy maanaam piloter. su boobaa nag comme li may wax maanaam wax dëgg yàlla du ñu féete fenn dañuy féete fépp. loolu daal moom mooy suñu credo dañuy féete fépp maanaam dinañ ko wax effectivement kilifa. aada ak kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp ndax jot nañ koo def. jot nañoo wax ak kilifa diine yu bari. te ñu ngi àggali liggéey boobu ak kilifa aada yi ak maire beeg maanaam pour wane ne effectivement doomu ngumba yépp ñoo jàppoo tey jii bu gouvernement amul woon ci Sénégal sax tey effectivement ñun dañuy jàppoo ak ñooñu nga xam ne ay doomu ngumba lañ donte tey ñi ngi ci yeneen rôle ne leen il faut que ñu defar suñu dëkk bi parce que ñun fii la ñu dëkk parce que ñun fii la ñuy fanaan. tey jii bu ñu jékki-jékki dégg ñu ne. am na lu xew kër sàngam wala kër sàngam a ngay tàkk ñun ñëpp dañuy triste parce que ñoo bokk même dëkk bi. tey jii bu ñu jékki-jékkee daan ne bu ñu déggee ñu ne médecin tel wala boog infirmière tel moom lañ tabb muy doomu ngumba dañuy kontaan suñu xel day dal parce que dañ naan bu ñu feebaree. kii moo ñuy faj. waaye bu ñu déggoon scandale tey bu am ci dëkk bi. ñu ne ñu tey jii ci ngumba la xewee. dañuy triste parce que ay doomu ngumba lañu. waaw ñu gis ne li ngeen boole muy nekk kii boo xam ne bu yaatu la bu mag ndax liggéey bi dana yomb ci yéen. maanaam dana yomb. du yomb. ñaar yëpp laay wax ndax ma loolu mooy mbooloo mooy doole. te pas-pas bu sell dafa am solo. ci mbir moo seen pas-pas ba am na solo bu dee sell na. te ma gis ne comme ni nga ko Ousmane doon waxee sànq ne. du yomb moom mooy dajale mbooloo rek di ko gérer déjà dafa jafe. ci kër sax dafa jafe ci dëkk dafa jafe. waaye su dee ñuy jugandoo di yëkkateendoo rek. day kii dinaa jël benn exemple boo xam ne nii dafa maa ñëw ne sama xel moo doon dama seen ci keroog bi ci internet bi ñu wan benn mur. dañoo war a fay ay nit ñu daan dañoo doon fay ay machine ñu daaneel ko xaw ma xam gis ngeen ko wala déet. mais mbooloo mi ñoo ñëw ku nekk dafa teg loxoom am ñoo xam sax ci yeneen nit lañ ko teg ñu wax mur bi daanu. léegi man ma jàng ci ne. très bien boobu sax maa ngi doon cogité nii ci affaire yi. ma jàng ci ne nag xanaa lii mënul suñu borom di wan ne. bu ngeen àndee rek. moom tubaarkàlla. loolu féete côté nii li ma bëggoon wax tamit mooy ni fi ne boo xoolee mbir mi dafa am solo ndax li tax mu am solo man. sëñ Ousmane mi fi ne li may miin ay li ñuy xaw a ni koy déggante yëpp mooy da ngay miin nit ki mu miin ko lool. moom da ngay miin ku ko miin lool. waaye moom directement sax da ngay gis ne doo ko miin waaye da nga gis ne rek lii rek dafa daal di indi beneen jaxasoo ci biir gars yi bëggante. ak gën a ànd ak gën a jàppoo. ku ci nekk dafa am solo. loolu rek di benn. li ci des it mooy ne ni ñu ko doxalee dafa am solo li mu expliqué sànq nii dëkk bu nekk dañoo xool ña fa nekk ñu ne leen yéenay tëj association parce que association yi. ni ñu koy xoolee parce que règle yi ngay am yi waa Sénégal di teg. bokkut ak yi waa xëy na yi waa Italie di teg bokkut ak xëy na yi waa France di teg. même ci biir sax bu dee États-Unis sax da ngay dégg ñu naan la état sangam il faut nga am lii. bu dee état sangam mën nañ ko bañ a laaj. bu dee état sangam mën nañ ko bañ a laaj loolu mën nañ ko wax nii ci formalité yi. waaye ba tey jii ñu dalal xel ji dem ci ne nu maanaam dinaa ko wax nag xëy na dina li ñu gën a préféré daal mooy. jëf ci. foofu mu am dégg nga am déet. maanaam bureaucratie bëgguñu mu ñuy tardé ci lu bëri. moo tax ñu dëkk bu nekk rek ñu ne la yéenay seet. seen waa Italie. waa Espagne. te biir Italie sax dañ ne comme Italie dafa rëy. région yi dañ ko fexe xool kon nu ñu ko lijjantee ñi nga xam géographiquement kii ni ñu ko lijjantee ba ku ci nekk nga def sa association. ci pour liggéey bi yomb nga xam ne liggéey bi sur le terrain. coordinateur bi ñiy coordonné kii coordonné ñooñu. moom moo koy yor ànd ko équipe am. kii liggéey fii
tool bi dafa yaatu waaye dañoo fexe ba ku nekk sa sas fa nga nekk saw sas moom di set rek bu ku nekk sa set rek moom tool bi yëpp dana set incha allah ñu gis na tamit loolu mooy li am njariñ te it maanaam ñu bëgg comme loolu nga wax sànq sax fi mu ne nii loolu mënut a ñàkk ci dëkk bi maanaam association boo xamee ne si nii maanaam ñu bokk ci doomu dëkk bi pare ñuy liggéey mën na ñàkk ci dëkk parce que maanaam boo doon duy am pax rek jekk-jekkal ba ngay def noonu rek il faut da ngay am ku la ko jekk-jekkal ca biir pax ma rawatina nag muy ngumb nag ñu bokk ko ñu bëgg koo defar xanaa tey buñ fi doon indi lu mu tuut ak lu mu rëy dañuy bëgg ñoo xam ñoo koy saytu ba loolu gën a mën a jëm kanam gën a am solo te xam nga loolu tamit day am solo waaye daal na ngeen xam ne yombul waaye nag ñun ñu ngi ñaan yàlla rek ku ci mag ñeent ñaan su baax te am nañ ci yaakaar nag am nañ ci njottu rafet am nañ ci yaakaar ci ne daañu ko liggéey bu am solo boo xam ne si nii incha allah xëy na waa dëkk bi ñëpp ku nekk dina ñëw gis ci boppam kon nag suñu papa ak suñu yaay ku waaye nekk rek nañu defal ay ñaan incha allah ba nëgën déwén incha allah bu ñu ko dee wax mu nekk lu rëy la loo xam ne danañ fi ñëw nga laajal ma sànq dinaa dem tuuti rek en arrière doonte xëy na sax du dana xaw a doy waar mooy ci li nga objectif yi maanaam nekkul ne dañoo ciblé santé rek ba bu ñu séenee sax leneen lu jëm ci aar wala dara rek dañ naan ko noo xaar ñu ci ñi ngi ci lii déedéet mbooloo mi ak comme ni ko sëñ ma waxee bari nañu ci xerañ wala lazim ñoo xam fi ne boo doon wax sa seeni mbir ni fii day nekk lu xaw a doy waar day am leen lu muy nul waaye bu ñu xerañ boo xam fii na la wax bu jëm woon am na ñu koy jox ne ko dëkk ba la jëm rek ñooñu moom daañu ko jaare ci yoon boo xam ne nii rek ci turu Géewu Diaspora incha allah bu ñëwee rek incha allah day nekk nit mën a dégg ñoom kat neen na santé lañ waxoon waaye tey nangam lañu di waaye ñooñu bu ñu gisee loolu nañ gis nag ci parcours nag yenn saa yi dara mbir xéewal dab la boo xamee ne si nii maanaam da ngay daal di jël rek yóbbu nga mën a waaw da ngay daal di jël rek yóbbu nga waaw ñu gis ne ni ngeen waxee muy boo koy tënk ci déggin muy loo xam ne am solo la mais nit ñi jàpp gi da ngeen gis toujours nit bu xalaatee yëkkati dara indi ci fenn rek ak loolu rek mën na jàpp ne ñii kat ñi ngi commencé ram ci dugg ci politique ndax da ngeen yombal mbir mi ba mu xaw a nuru politique wala ngeen laale ci mu laale ci loo xam ne politique lay doon. waaw moo tax ñëw bi ñu ñëw fii am solo parce que peut-être mën nañoo laaj de communication bi ñu def fii pour lan la. pour waa Ngoumba yëpp xam ci li nga xamante ni si moom lañ nekk bu fekkee ne dina dalal seen xel alhamdulilah. waaye pour ñi nga xamante ni si tamit ñi ngi fi nekk di liggéeyal dëkk bi waaye aw weneen yoon mooy yoon boo xamante ni si combat politique la pour peut-être nekk fi benn autorité comme maire ak yu demee noonu nga xam ne am nañ ci droit effectivement. ñu leen ci encouragé bu baax. sauf que ñun suñu liggéey charte yi ko tëral politique bokku ci. maanaam politique pour occuper benn poste wala pour dem élection yooyu bokku ci. looloo tax effectivement man mii nga xam ne maay coordonnateur tey su ma jékki-jékki woon bëgg a def affaire yi politique gars yi dañ may woo daal di may génne. ma nekk simple membre ñoom ñu continuer jël keneen koo xamante ni si loolu du ko def. kooku amal maanaam continuer doxal liggéey bi. ndax xam nañ ne politique bu fekkente ni si doxal nañ ko ba fal benn autorité. yaa ngi dégg wala ñu fal benn autorité. diaspora bi moom mi ngi fi. diaspora bi mi ngi fi. bu dëkk bi jooyee. mu yëg ko bu dëkk bi ree mu yëg ko donc diaspora bi ñoom mënuñoo bokk ci xam nga nit ku nekk nag mën ngaa fas ku la neex waaye ñoom mënuñoo utiliser seen liggéey ci wàllu politique ndax li tax ñu koy def du question politique baaxul waaye doomu Ngoumba yi ku ci nekk am nga droit nekk ci ab parti te comme ñun li ñu bëgg mooy boole ñëpp moo tax mënuñoo bokk fenn loolu moom dafa yomb a comprendre ñun li ñu bëgg moom mooy liggéeyal dëkk bi képp koo xamante ne si moo fi autorité dinañ la jox sa cëru autorité bu ñu amee autorisation bu ñuy laaj dinañ dem laaj la ko bu ñu amee conseil bu ñuy laaj dinañ dem laaj la ko bañ nañ ko ba dañ ne effectivement ki nga xam ne mooy occuper fonction maire de Géoul ku mu mën a doon moom mooy nekk président d'honneur de la fédération loolu titre symbolique la boo xam ne tey jii fonction wu maire lañ ko jox maanaam pas nit ki nekk maire parce que nit ki nekk maire mën na ko nekk 5 ans 10 ans 20 ans mu jugee fi keneen nekk fi su boobaa daanaka automatiquement kooku moom mooy nekk président d'honneur ce qui veut dire que du nit ki wala parti bi mu bokk moo ñu intéressé mais maire bi maire Géoul la loolu dafay maanaam waa Ngoumba ñu ko moom moo tax effectivement képp ku nekk maire rek président d'honneur nga parce que lépp lu ñu fi indi bu fekkee dafa war a jaar ci maire dinañ fëgg sa bunt ne la lii kat dafa war a jaar ci yow bu fekkee dafa war a jaar ci chef de santé bi dinañ fëgg buntam ne ko lii kat dafa war a jaar ci yow bu fekkee dafa war a jaar ci keroog rek maa ngi doon dem ci lycée bi di waxtaan ak proviseur bi yooyu pour xool yi fa manqué lañ fa mën a def ak yooyu waaye bu fekkee dafa war a jaar ci moom it proviseur bu mu ci mën ci doon dañuy ñëw liggéey ak moom ndax proviseur bi mën naa bañ a dëkk ci dëkk bi mais ñun dañuy ñëw wan ko ne ko fii lañ dëkk ñun te dañoo bëgg dëkk bi yow xëy na mën nga fee jógee waaye ñun fii bu ñu fi jógee dañoo dee donc ñun dañoo bëgg a liggéey fii lan nga ci xalaat mu gis ko gisin bu rafet
daal ne bu ma soñoon man dëkk yi may dem yëpp dama fay gis ñoo xam ne dañuy dajaloo ngir bëgg a yëkkati seen dëkk ngir bëgg a liggéey seen dëkk ñu xool suñu doom yi ak suñu rakk yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi jàng ñu xalaat ne ñun ba ñuy jàng lan lañ manqué woon ndax ñoom manqué nañ ko nañ fexe ba ñoom ñu bañ ko manqué su ko defee ñu créé loo xamante ni si école d'excellence la fii ci Ngoumba Géoul ndax mën naa nekk c'est ça ndax sànq sëñ àll waxaat na ko mooy li ma waxoon ne boo xoolee ci biir diaspora bi compétence yu bari moo ci am maanaam ay nit ñoo xam ne am nañ xam-xam ci lu ne te ñoo xam ne bëgg nañu ngumba boo xam ne nit Europe ak yeneen dëkk yi Occident ne na fa nit ñi ñàkkee jot boo leen woowee ci réunion buy durer 5 heures de temps dañuy ñëw ñoom ñëpp bàyyi seen yitte nga xam ñi dañ bëgg ngumba am na ñoo xam ne kañ lañ fi gëj ñi ngi ci ay poste yoo xamante ni si amuñu jotam mais léeg-léeg réunion bi durer toute la journée mais dañuy toog nga xam ne ñii dañoo bëgg dëkk bi maanaam dañoo bëgg bu ñu soñoon tey ji même bu xam wóoru leen sax ne dañ fi ñëwaat mais bu ñu soñoon tey dëkk bi avancé jëm kanam jot naa jotanteeg ay autorités religieuses fii ci dëkk bi par téléphone mais ñoom aussi pareil ça veut dire que ñi ngi fii ci dëkk bi xëy na amuñu jot waaye li lay fësal mooy bëgg gi ñu bëgg dëkk bi jeex ci tàkk waaw ginnaaw loolu lépp nag ñoo ko bokk ndax yéen bi ñu ñëwee fii loolu ngeen ñu wax ci bunt bi bëgg bëgg mu avancé kon ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg war nañu mën a jëm kanam ndax ba ngeen ko tàmbalee ba léegi am na loo xam ne andil ngeen ko Géoul bi ngeen ko commencé comme yàggul rek waaw ma xam nga comme dañoo nekk di tabax statut yi mais ci diggante bi ñuy tabaxee statut yi rek am nañ contact benn établissement boo xamante ni si ay livres yu bees tàq la yor yoo xamante ni si ay livres programme la muy livre yoo xam ne wax dëgg yàlla dina jëriñ lycée bi ndax dem naa ci bibliothèque lycée bi gis ne effectivement wàllu anglais waa te xam naa dinañ jokkoo ak ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo fi Friends of Géoul nga xam ne tamit dinañ jokkoo ak ñoom ñu gërëm leen lu ñu mën a liggéey ñoom fexe nañ ba côté anglais bi moom macha allah waaye bibliothécaire bi wax na ma ne yeneen côté livre programme yi moom daanaka amuñ ci lu bari te loolu dina dimbali élèves yi bu baax te amoon na établissement bu ñu contacté expliqué ñu ñun mën nañoo joxe plus de 500 livres yoo xam ne boo ko estimé yaa ngi nekk autour de 10 000 euros léegi bi ñu ko waxee fekk na ñun structuré bu ñu mais amul problème day ñëw ci turu Géoul diaspora donte effectivement lan moo ko indi ñoo xam ne ñi ngi ci biir Géoul diaspora am ay partenariat léegi di indi bu ñuy indi day oyof ci ñoom parce que ñoom dañ naan rek Géoul diaspora man kat proposé nañ ma nangam yow tey jii boo nekkoon doon liggéey ci benn hôpital ñu jékki-jékki ne la matériel bii dañ ko bëgg a yóbbu Sénégal sëñ Alpha yow ndax mën nga ko yóbbu seen dëkk su boobaa yow da nga naan mais mën naa def ba yóbbu ko nga ko contacté Géoul diaspora daal di gérer li ci des noonu la livre yi di ñëwee noonu la yeneen di ñëwee ce qui veut dire que am na yoo xam ne dañ koy bind muy ay projet ñu tëral ko xëy na ne dañ koy amal buñ ci àggee di ngeen ko xam am na yoo xam ne nag daf ñuy dab nii rek su ko defee indi di jël di indi suñu dëkk di jël di indi suñu dëkk di jël di indi suñu dëkk loolu suñu liggéey léegi kii mi ngi may signaler ne li des émission bi bariwul je voudrais en quelques minutes que vous vous exprimez en français parce que quand on parle de diaspora bon il y a d'autres Géoulois peut-être de naissance yoo xam ni bi ñu jógee yàgg na peut-être maîtrise langue wolof soxla nañ tamit français bi n'est-ce pas peut-être ci jeunesse bi ak objectif yi surtout voilà. En fait, comme je vais me représenter, je m'appelle Alain, on m'appelle Alundien ou Ala. Ala, je suis né ici à Géoul, j'ai grandi à Géoul, j'ai fait mes études à Géoul, mes études primaires. Et après Kébémer, Louga et Dakar pour l'université. Après, maintenant, je vis en Italie. Et donc, nous sommes organisés il y a de cela à peu près 2 mois. Pour nous organiser mieux pour la création d'une association. C'est une association, en fait c'est une fédération des associations qui regroupe toute la diaspora géouloise. Et comme nous allons le dire, la diaspora ça part de la Gambie pour s'étendre dans l'est du monde. Et notre objectif principal c'est d'aider Géoul. C'est de porter notre pierre dans le développement de Géoul. Et dans ce sens, nous sollicitons l'aide de tout le monde. Nous sollicitons l'aide de tout le monde, Géoulois ou non, pour la réussite de ces objectifs. Et M. Ousmane
Et lui, c'est M. Khan, c'est le coordinateur. Donc je vais lui passer la parole pour en fait se présenter lui aussi et nous parler de Géoul. Voilà, donc moi je suis Ousmane Khan, je suis le coordonnateur de la fédération dont parle mon collègue. Au fait, nous avons fait de telle sorte que nous avons recensé tous les Géoulois dans toute la diaspora. Et donc, nous en avons 231 au total. Donc, nous avons des Géoulois dans quasiment tous les continents. J'ai cité en Wolof tout à l'heure qu'il y avait l'Argentine, Brésil, il y avait des sections, pas mal de sections en Italie parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais. Ensuite, il y a la section française, il y a la section USA, Canada, et il y a la section le reste de l'Afrique. Et que toutes ces sections-là regroupent tous les Géoulois de la diaspora. Et l'idée, c'est quoi? C'est de s'entraider entre nous, déjà parce que si on est au courant d'un Géoulois qui se trouverait en Côte d'Ivoire et qui a un problème, donc la diaspora doit être là pour l'accompagner, mais aussi pour accompagner tous les projets de développement à Géoul, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle de lumière, etc. Dans le domaine de l'environnement aussi, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de spécialistes de l'environnement dans la fédération, et que ces experts-là vont faire parler de leur expérience, et qu'il y aura forcément des projets qui vont être rédigés dans ce sens-là. Donc notre but, nous sommes une organisation apolitique, ça veut dire que nous ne faisons pas de politique, et puis nous interdisons à travers nos chartes le fait en tout cas de mettre en évidence son appartenance religieuse ou confrérie. Donc l'idée, c'est de regrouper tous les enfants de Géoul, pour tout le peuple de Géoul, pour essayer de hisser le développement économique de la ville qui nous a vu naître. Voilà. Et nous sommes dévoués là-dessus, et je pense qu'avec toutes les bonnes volontés, et parce qu'on le voit à travers les réunions, les gens qui restent pendant toute la journée pour apporter leur contribution, les gens qui sont d'ici, les gens qui sont ailleurs, je pense que cette force-là, qui est très vive, va donner des résultats prochainement. Qui dit association parle de recherche de fonds. Comment vous allez vous organiser pour avoir vos fonds de déroulement? Il y a déjà des cotisations qui vont être mises en place. Et je pense que les cotisations ne vont être que des fonds de roulement. Mais vous savez qu'au fait, ce ne sont pas des cotisations qui vont mettre en place des projets de grande envergure. Ce qu'il faut, c'est vraiment écrire des projets avec des experts, et il y en a dans la diaspora, et trouver des partenaires. Et dans ce cas, les fonds vont suivre, au fait. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus, parce que, comme je dis, la fédération, elle regroupe des associations qui sont affiliées à la fédération, et qu'une fois qu'on établisse donc les statuts des associations affiliées, les statuts de la fédération, que les comptes bancaires soient ouverts et tout, je pense qu'on va s'atteler à l'élaboration des projets urgents. Et si tout se passe comme prévu, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas trouver des fonds. Ok. Voilà, donc c'est ça, c'est bien résumé en français. Maintenant, on vous demande seulement votre mot de la fin. Vos derniers mots. Avant le dernier mot, on vous rassure que dans tous les domaines que nous entrons, nous avons déjà des personnes, des personnes qui font partie de Géoul Diaspora, et très dévouées aussi, et qui sont très qualifiées dans ces domaines-là. Et de toute façon, on vous rassure que toutes choses que nous entreprenons, nous avons déjà des personnes très dévouées qui vont nous accompagner jusqu'à la fin. Et là, on dit Alhamdulillah, parce que c'est pas évident. Et d'abord, donc en fait, nous remercions Géoul, nous remercions Géoul Art, parce que de nous avoir permis aujourd'hui de nous exprimer aujourd'hui ce soir et d'éclaircir tous ces points-là. Et nous remercions aussi les membres de Géoul Diaspora, parce que
avoir une association ou bien une fédération avec des membres dévoués à tel point, c'est pas facile. Et nous le savons parce que, comme l'a dit tout à l'heure Ousmane, chaque jour, ce sont eux qui vont vous pousser, en fait, qui vont vous encourager, qui vont vous motiver pour tout ce que nous faisons. Nous prions le bon Dieu pour que tout aboutisse et que Géoul verra un jour, Géoul verra tous nos projets se réaliser dans les plus brefs délais. Voilà, donc moi, je remercie tout le monde. Je remercie aussi les membres de la diaspora qui m'ont élu coordonnateur, qui ont eu confiance en moi. Et que je dis juste qu'on va travailler ensemble, travailler avec toutes nos forces pour que les projets puissent être réalisés et pour que Géoul en gagne, surtout la population. Et comme je dis, moi je suis très sensible dans le domaine de la santé et je pense que l'impact de notre travail fera que au fait, le plateau de santé de Géoul sera très élevé et que l'impact aussi de notre travail fera de telle sorte que l'éducation de Géoul sera enviée partout dans le monde. Et c'est possible parce que on voit le modèle indien qui à travers des projets, des centres de formation d'informatique qu'ils implantent un peu partout en Inde. Maintenant, c'est l'Inde qui est un petit peu le laboratoire d'informatique des pays développés et que nous, notre petite ville, oui, c'est une petite ville, mais il y a quand même de grosses têtes qui sont formées là-dessus. Et je pense que si on est bien outillé, on peut faire de telle sorte que en tout cas nos enfants puissent avoir plus de chance que nous. Voilà, puissent rayonner partout dans le monde. Voilà. Merci Ousmane, merci Allah de venir présenter Géoul Diaspora. Donc li ma mën a tëjee rek mooy Géoul Diaspora ngoog, n'est-ce pas? ay doomu Géoul ñoo ko séq rien que pour travailler pour tout Géoul dans tous les domaines nag. ñu bëgg nag dëkk bi jàpp si ni ñu si mën a jàppee ñoom parce que seen intérêt kese la, n'est-ce pas? ñoom ñëpp ak foo waay mën di yëngu nag ak foo mënti bokk Géoul Diaspora ngoog. wax nañ li leen tax a jóg wax nañ maanaam li si fan lañ leen war a séentoo ak si nan lañ leen war a jàppale, n'est-ce pas Alpha? waaw kon Diagne kàddu yi am na solo macha allah ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier yéen ñi ngeen xam ne lañ danoon waa Géoul Diaspora muy loo xam ne lu am solo la lu am solo ci Géoul ñuy ñaan képp koo xam ne rek yaa ngi ci àll bi képp koo xam ne yaa ngi bitim réew ak foo mën a nekk rek nga dem fekk si leen jàppale leen ci liggéey bi ñu liggéey ndax liggéey bi ñu liggéey njëriñu Géoul rek la njëriñu doomu Géoul la. ñi ngi woon fii ci Géoul TV ak émission bi ñuy wax gindi askan wi ñi ngi leen di jox dig daay ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.